asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi di déglu iRadio di seetaan itam ITV maa ngi leen di nuyu ci seeni tur ak ci seeni sant tey ñu am mbégte di dalal madame Zahra Iyane Thiam Diop nekk ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire tey dañuy waxtaane mbirum politique parce que xam ngeen ne bokk na ci kilifteefu APR d'abord bokk itam ci kilifteefu Benno Bokk Yaakaar maanaam coalition bu nekk au pouvoir madame le ministre maa ngi lay nuyu. jërëjëf Antoine maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem ko la bokkal liggéey bi fii ci iRadio ak ITV di nuyu ñi ñuy déglu Sénégal yëpp aussi di am mbégte lool di leen remercier ci invitation bi. ñu waxtaane tey actualité politique bi parce que xam nga ne ñu ngi à 4 mois des élections législatives waaye laata ñuy dugg ci boobu waxtaan bëggoon naa rek ñu commenter actualité du jour ki nga xamante ne mooy doyen des juges dafa convoqué ci mbirum Sweet Beauté ki moom salon bi ak borom këram ñu war leen a déglu nag ginnaaw bu ñu leen dégloo dinañ déglu ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ak Adji Sarr noo apprécier convocation bu ñu convoqué borom salon bi ak borom këram. waaw xam nga convocation justice maanaam bu yoon tegoo ci tànku def liggéeyam. Citoyen bi waru cee wax d'ailleurs sax dina naan benn affaire boo xam ne mi ngi en instruction kenn du ci wax. oui parce que justice li nga xam ne loolu la ñuy xaar ci moom te muy mu impartial neutre kenn waru ci def pression. kon awma vraiment benn appréciation bu ma def ci loolu comme justice yoon liggéeyam la nekk di def li ma ci ñaan rekk mooy comme affaire privé la ñu fexe ba déplacer ko ci terrain politique yaakaar naa ne ñéppay am intérêt à ce que justice bi ñu bàyyi ko fa mu ne def liggéeyam ni mu waree. kon vraiment liñ ciy ñaan rek mooy yoon def liggéeyam. mais wax dëgg yàlla amuñu ci biir loolu dégg naa ay responsable Pastef parti Ousmane Sonko ne buñ ko convoqué li xewoon mois de mars 2021 mun na xewaat yow mën nga jàpp nga ne loolu mën na xewaat fii ci Sénégal. waaw loolu xam nga réew mi kenn ku ne dafa war a def liggéeyam kenn ku ne am na lu mu. pàcc bu ñu ko jox ci réew mi bu mu war a def ñi war a saytu kaaraange ñi ngi koy saytu ñi war a doxal politique publique yi ñi ngi koy doxal nit ñi aussi ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom moom seen bopp lu leen neex la ñuy war a def. am na kuréel yoo xam ne ñoo fi nekkal façon googu. kon dama koy bàyyee kuréel googu. rek ak façon boobu ku nekk bay sawaar waaw. mais jàppoo ne li xewoon mën na xewaat. waa xam nga yëngu-yëngu yu amoon fii ba lu toll ci fukk ak ñetti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan. li ma jàpp mooy réew moo xam ne ñëpp a ko bokk mu nekk ci biir àdduna boo xam ne dafa yëngu-yëngu lool kon réew mi suñu alal la. sa alal nag doo ko yor di ko saax-saaxee ak di ko yàq ba mu mën a mel nenn li Sénégal réewu yoon la li ñuy wax c'est un état de droit. suñu force de défense de sécurité l'armée kenn ku nekk mi ngi ñii ngi jéem a sàmm kaaraange biir réew mi ñii ngi jéem a sàmm kaaraange frontière yi. kon loolu moo leen fi tax a bàyyi président Macky Sall bi mu ñëwee ci réew mi ba léegi def na ci ay jéego yu am solo ci wàllu investissement en termes de recrutement. de ressources humaines en termes d'équipement modernisation d'équipement en termes de équipement de protection yooyu yëpp dañ koy def parce que dañu war a aar réew mi. ci ñaawteef ak yëngu-yëngu yoo xam ne mën na ne ci biir mbaa mu jóge ci biti te premier rôle lu état mooy sàmm nit ñi sàmm seen kaaraange sàmm seeni alal sàmm jumtuwaay yi nga xam ne mi ngi ci réew mi seetal li fi xewoon mars ku jàpp ne loolu mën naa am waxuma la sax bakken yi rot nga xam ne ñëpp ko ñaawlu ñëpp ko mettitlu mais xoolal commerce yi alal nit yi ñu yàq kon ku jàpp ne loolu dina xewaat mooy soxlootul sax foofu nit ñi di laam-laamee jëf ju ñaaw ji ku ko def embrayé nga ci mbir mi vendredi 25 mars président de la République
dina def fukki at ci nguur gi tey boo doon xayma liggéeyu président lan nga ñu mën a wax. waaw bu ma doon xayma liggéey bi dinaa ne président jëlee na réew mi 2012 si benn point yóbbu ko tey fii ñuy waaj a yegg ci 2022 beneen point. ci secteur boo mën a gis nag ci secteuru agriculture bi gis nañ mbay bi production bi fi mu toll woon en 2011 mi ngi woon ci 1,7. Taux de croissance bi production agricole bi c'était à peu près entre 400 600 mille en termes de riz boo ko jëloon par exemple. tey moom bi muy ñëw mu doon waxu nañu fexe ba mën a li ñuy doon bay ci réew mi mat yeggaguñu ci loolu mais def nañ ci jéego yoo xam ne daanaka buñ ko xaajoon ci fukki pàcc ci li ñu soxla juróom-ñetti yegg nañ fa te mën nañ jàpp ne ña nga woon ca peut-être ñaar wala nangam sàngam loolu aussi li ko indi ay investissement la maanaam nga ñëw xool suuf si nga xam ne dañ ciy bay ñu ne néew na te réew mi am na suuf ñu ne nañu yaatal terre gi ñu ne également li ñuy bayee dafa dépassé maanaam sëgg ci ay ileer ak yooyu ne ñu indi ay tracteurs modernisation agriculture voilà loolu aussi mu def ko beneen bi mooy ndox mi investissement yi nga xam ne def nañ ko ci ndox mi ndax suñu mbokk paysans yi dañu tënku rek ci wàllum bayum nawet te war nañ mën a bay noor bay nawet et cetera donc yooyu yëpp ay investissement yu mu def la boo xoolee ci wàllu jàng mu kawe mi enseignement supérieur liñ fi fekkoon en terme de capacité maanaam dëkkuwaay yi étudiants yi war a yor 5000 chambres lañ fi fekkoon tey multiplier na ko daanaka par 3 par 4 donc yooyu ay avancé la compte non tenu maintenant ndax ba muy ñëw dafa ne woon yoonu yokkute waaw dund gi nga xam ne biñ ko fi fekkee bi mu ñëwee dafa ne fas yéene wu ma laal benn njëg ci dund gi waaye terewul njëg yi cher nañ de. njëg gi bu doonte cher na da nga koy nattee ci li xam ne moo wër àdduna bi xoolal ñaari at yi ñu génn ba ci ren ji ñépp xam nañ ne perturbation am na ndax feebar bi dafa ñëw indaale ay conséquences ay effets yoo xam ne kenn xaarul woon ne feebar bu mel noonu dina ñëw bari àdduna bi yépp tëj ay buntam nga dem également ci transport bi yooyu yépp ci courant bi guerre bi am tey xoolal ni mu perturber cours pétrole mais terewul prix yaa ngi fi ñu ngi ko téye di ko te ba fii ma toog di wax ak yow ni wàññiwaat nañ bu yàggul rek donc yooyu yëpp ay effort la yoo xam ne fi mu jugee c'est parce que dañu am benn politique d'infrastructure maanaam nit ki bu waree liggéey te liggéey bi mu war a liggéey mu jël ci ñaari waxtu pour yegg fa mu jëm ci juróom-ñetti waxtu yoo xam ne ca nga waroon consacrer sa temps di liggéey daanaka juróomi waxtu rek ngay liggéey ci journée bi mu ne nañu fexe dem ak dikk bi moo xam ci wàllu nit ñi moo xam ci wàllu li ñuy lekk produits agricoles yi yooyu yëpp mu fexe gën a gaaw moo tax ñu def piste de production yu bari moo tax ñu def ay lu mel ni ay Ila Touba def infrastructure yi te jógewu fa mu ne ba tey seetlu nañ ne fukki région ak ñeent yi ne biir Sénégal Dakar moo ëpp ci li fi ne ci nit ndax activité économique bi lu ci ëpp fii la ne mu ne kon nañu fexe ba am des transports de masse yoo xam ne nit ñi dina mën a yóbbaale lu bari loolu moo sabab TER bi mooy ñëw sabab BRT bi nga xam ne mi ngi waaj a ñëw mais li ëpp solo li nga xam ne mooy marqueuru président Macky Sall ci gouvernance su 2012 2022 bii ñu nekk di def bilan bi mooy l'équité territoriale la fin des injustices sociales ndax dafa jàpp ne réew mi ñépp a ko bokk dafa jàpp ne koom bi nga xam ne ñi yàlla gën a kàttanal ñi ngi koy liggéey ci réew mi bu duggee ba pare ñi nga xam ne sunu borom dafa def ñu néew doole mu ne nay lu koom boobu yegg ci ñoom ñu ne naka lañ koy defee mu ne dinaa def lu ñuy wax bourse de sécurité familiale oui bourse de sécurité familiale joxe na ko waaye terewul mbir mi metti na ci néewte doole yi ñu dëkk ci àll bi rawatina seen situation xam nga loolu noo ko mën a comprendre xam nga métit du loolu la ñuy natt ci dund ndax dund yombul noyyi rek nit ñi dañu foog ne yomb na te yombul ndax am na ñoo xam ne tey mënuñu ko donc dund bi de manière générale moo jafe waaye yow mi nga xam ne danga ne sa naataangoo ñi nga dëkkandooral yépp jox leen ma doxal pour yéen ñëpp ñu seet ban taxawaay la def ñu seet ndax mi ngi jéem a yemale
ñu seet ndax mi ngi tegu ci tànk boo xam ne lépp lu muy def jàmm sos na ko jàmm lal na ko ñu xool ndax li muy def intérêt boppam la wala intérêt réew mi la ndax mi ngi défendre réew mi loolu nag buñ ko xoolee jàpp naa ne ku gis infrastructure yi am Kaffrine am Sédhiou am Kédougou ci wàllu hôpital ba Touba ñu xam ne bëgg nañu li am Dakar wëlbatiku nekk ci yeneen gox-goxaat yi. D'accord. loolu lu am solo la. D'accord. Pour yow bilan bi au plan économique au plan social gongo comme nu ñu koy waxee ci pël. pour man du gongo pour man bilan bi dafa tegu ci yoon boo xam ne buñ ko wàccul. fii ak 2035 li ñu bëgg ci réew mi. muy mu émergent dana ne. maintenant nag am na yoo xam ne du matale. lu tax du matale mooy ndax ni ko nit ñi di gisee bokkul soo jëlee droits et libertés yi. tey liñ ci def dafa bari foofu nag ngañ nañ président Macky Sall. mais li tax ñu koy ngañ mooy ña ne. ñi ne ci secteur boobu kenn du ci xool sa njëriñu askan bi. benn wala boo koy xool it sa ay bët nga koy xoolee ca yow na nga ko foogee ca na nga ko bëggee xam nga des fois di nga bëgg dimbali nit wala nga jàpp ne li ngay xeexal nit ki lu baax la te fekk loolu intéressé wul ki nga koy xeexal donc yooyu mais loolu mooy tax réew mi di dund loolu mooy tax ñu mën a avancer parce que ku amul contestation amoo opposition mais doo liggéey. Sénégal amul problème droit de l'homme. jàpp ma ne am na problème droit de l'homme ndax bu ko amoon xam nga ñun du mënuñu ko loolu seeni xayma opposant seeni adversaire loolu ñun mënuñu ko xaymaal suñu bopp ndax man ak yow nga ne yaa ma dàq ma ne maa la dàq loolu xam nga man ak yow duñ ci gaaw a àtte suñu bopp foog mu am ku jóge bitim réew àtte te ñiy jóge bitim réew mais ñi ngi kañ Sénégal ñi ngi ko naan lii nga xam ne yaa ngi koy def yaa ngi avancé ndax réew yi ne bitim réew li leen di mandargal suñu développement xam nga am na koom boo xam ne ci biir réew mi ñun lañ koy jëlee moo xam ci taxes yi ñuy def ak l'impôt yeeg yooyu mais koom boobu dafa néew comparé ak président Macky Sall defar yi mu bëgg defar réew mi gis nga plan Sénégal émergent ñaata 1000 milliards lañ doon seet kon lu ëpp ci koom bi nga xam ne moom la nekk di tabaxee réew mi bitim réew la koy jëlee ci partenaire technique et financier waaye partenaire technique et financier ñépp xam nañ ne seen alal duñ ko dugal n'importe où duñ ko dugal foo xam ne réew ma dafa yëngu wala dañu noot nit ñi yooyu nag boo ko jàppee ñu jàpp ne ñooñu ñuy arbitrer kon dañuy jàpp ne Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne yoon dafa très bien madame le ministre fileeg ñeenti weer ak tuuti dinañ dem ci élection législative bu ñu dégloo ñaari coalition yu mag yu nekk ci opposition muy la grande coalition wàllu Sénégal la coalition Yewwi Askan Wi nee nañ d'accord ñu ci parrainage bi coow lu ne cour yéen ngeen ne parrainage bi il faut que mu am est-ce que jàppoo ne loolu mën na jur leneen xiiroo ŋaayoo boobu ci biir langue politique bi la. waaw xam nga ñun du ay républicain lañ. li mën a jur leneen. mooy saa bu ñu tegee charte ñu soppi ko xam nga match football booy football saa bu match bi jeexee rek nga xool say rëq-rëq xool say dëng-dëng ne léegi ne ñu changer code bi day metti ba pare parrainage bi ñuy wax Antoine mi ngi ci constitution parrainage du lu bees Sénégal de mu ngi sax ci code électoral bu bees. parrainage du lu non balaa code bi sax constitution. waaw bi yàgg gën a na kawe. depuis 63 donc ñu wax sax am na parrainage mais dafa am ñu mu concerné woon. dafa am ñu mu concerné woon. léegi nag àdduna di dox ñuy gis ni mu mel di gis avancement yi am fii ma toog di wax ak yow ñu ngi ñuy seetaan fépp kon kay. war nañu mën a dëppoo ak li ak jamono di doxee te may fàttali ne. amul lenn loo xam ne ci wàllu politique processus électoral benn waaso rekk mën na ko def toujours bañ nañ ko ba Sénégal saa bu jugee élection am na comité bu ñuy wax comité technique de revue du code électoral nga xam ne day saytuwaat li ñu génn xool lan lañ ci war a jubbanti xool lan lañ ci war a dindi lan lañ ci war a boole te loolu acteur yépp ku jéggi majorité bi ñi nga xam ne bokkuñu fenn administration bi société civile bi justice bi Sénat bi ñëppay ñëw. ñi concerné ñu toog waxtaan. ca bërëb yooyu la ñu waxee waxu parrainage
ñëpp ne d'accord nañ ne mooy war dialogue nañu politique parrainage bokkul ak avant dialogue politique politique bi bi ba waaw. léegi revue technique du code électoral dafay am après chaque élection wala oui la veille d'accord waaw. barab yooyu ñu waxtaanee mbir moomu mottali ko ci dialogue politique bi lañ ca wax mooy parrainage dafa war a am ndax ña nga génnoon ci élection locale ya am plus de 2000 nangam liste élection législative un peu moins de 50 listes ñu ne mais lii jëmul kër te gis nañ yeneen tolof-tolof yi am ci parti politique ndax ñiy dem élection ñi nga xam ne dañuy taxaw ne maa mën mais ñoom mënuñu sax caution sax mënuñu ko d'accord parce que dañuy àbb récépissé mais madame la ministre boo xoolee local yi amul woon parrainage te gérer nañ situation bi. c'est ça. législative yi ngeen ne il faut mu am parrainage parce que situation bi day compliqué. pas waxuñu ne foog mu am yoon moo ko wax ñun duñu wax. waaw mais xam nga yoon moo tegoon même parrainage boobu pour les locales. yoon moo ne ngeen waxtaan ba juboo. yoon moo ne. waaw présidentielle day am local. législative day am local. ñu ne acteurs yi ba ñu toogee di wax ñu ne local. buñ ci defagum. parrainage parce que moo gën a yaatu. moo gën a nekk à la base moo gën a compliqué ba ci wàllu encadré bi maanaam ñaata parrain la ñuy am. lépp mi ngi ci code bi boo demee tey pour les élections législatives c'est entre 0,5 et 0,8% de parrainage. de parrainage du fichier. kon ñoom ñoo ci d'accord. boo ñëwee ba tey nag nga ne parrainage du am xam nga loolu mooy waajal coow ci politique. nee nañ buñ ko appliquer c'est contraire à la décision de la CEDEAO. loolu la ñu wax xam nga CEDEAO. kuréel yooyu foog ñu xam ni ñuy fonctionner. dañu ne ñoom c'est supranational maanaam ñoo sut réew yi mais réew bu ne am na pàcc boo xam ne yaa ko moomal sa bopp. mooy justice dafa bokk ci domaine de souveraineté yi te loi bi ñu voté ku ko voté askan bi moo ko voté. ndax loi mënuñu tëb président balaa muy promulguer. fokk loi bi jaar assemblée nationale. te loi bi bu jaaree assemblée nationale ña fa toog di ko saytu mooy ñi nga xam ne ñoom la peuple bi délégué seeni pouvoir délégué seeni baat. kon tey askanu lëmm mënul ne lii la ñuy def président bi nga xam ne son premier rôle mooy gardien de la constitution. charte réew mi yow yaa ko war a sàmm nga ne dama koy teggi teg ko fee. ndax déjà ki jóg dem CEDEAO pour def déposer recours boobu bokkul woon du woon sax candidat. mais est-ce que mbirum parrainage bi ak disons contradiction yi ci am mënul nekk source de conflit préélectoral. yan foog ma comprendre yan contentieux moo ci am parce que parrainage. lenn la non contradiction laa wax. yan contradiction da ngeen jàpp ne dañ ko war a appliquer. parce que loolu la yoon wax. waa opposition ne waruñu ko appliquer parce que CEDEAO wax déjà am na contradiction ci gis-gis ak bu ñu méngoo sax ci wàllu yoon parce que ñoom ils se réfèrent à la décision de la CEDEAO. yéen ngeen di référer wu à la loi nationale. contradiction mënu ci am justement foofu la. affaire bi nekk. ñun li nga xam ne loolu mooy doxal suñu réew ci biir réew mi lañ koy xoole walla ci bitim réew. loolu c'est ça la question ñun lan moo ñu tënk ndax dañuy bàyyi ñun ñi ne ay nationaliste lañ ñun ñi ne nañ fi dàq tubaab yi. ñun ñi ne nañ fi dàq képp koo xam ne bañ nañ ko ba turu réew route yoon yi sax ñu ngi koy soppi. ne dafa tubaabe nañ ko def turu sénégalais ñun ñi nga xam ne nee nañ suñu lépp ñun Sénégal ñun dong ñun kese nañu banku suñu biir. léegi nga ne la ñu wax bitim réew loolu la ñuy doxal. mais bu boobaa tam lan mooy njëriñu CEDEAO bu fekkente ne wax na lii ñu jëfe na neen. CEDEAO ak am njëriñ ndax réew yi dañu war a lëkkale seeni doole. ànd di xeexi dégg nga démb président Macky Sall ne Afrique. dafa war a toog G20. Sénégal rek est-ce que mën na toog di xalaat ne dama war a toog G20. Nigéria mi nga xam ne kenn xamul nu mu toll est-ce que mën na toog moom cundum ne dama war a dugg G20 déedéet fokk réew yi lëkkale parce que nous sommes à l'ère des grands blocs. fokk réew yi àndandoor waaye nag ci kaw ànd boobu. xanaa doone nag bu ñuy ànd li ma wax rek kay am. li ma bëgg rek kay am ndax Nigéria na askanam toll Sénégal tolluwu ko ñu ngi nii ne dañuy def zone de libre échange APE yi ñu waxoon accord économique mais yooyu yëpp dafa am ay intérêt yoo xam ne état bu ne da nga war a sauvegarder sa intérêt sauvegarde intérêt yooyu moo tax ñun dañuy xool li ci suñu biir xool ko ci suñu tradition xool ko ci suñu ay valeur
tënk ko sàmm ko aar ko ñépp bokk ci yem loolu mooy citoyen loolu mooy république bu ñu paree ci loolu nag kenn ku nekk seet nooy tojee sa bopp janax waaye su fekkee ne da nga ni dama ko bëgg toj ci xotti dindi mbalaanu warma bi wër réew mi loolu su boobaa waxuma la politique yi citoyen yépp a war a taxaw. D'accord li des ci élection législative yi bëreetul c'est le 31 juillet 2022 ngeen nekk ci opération jubóole mën naa ko woowee noonu. ci biir coalition. opération jubóo bu metti la ñu nekkee. waaw fan ngeen ci toll ak contraintes yi ci am parce que dégg naa sax ci yenn compte rendu fële ca Matam donte sax responsable yi nee nañ d'accord mais am na ay tendance yu fa nekk ba léegi. tendance yu forte d'ailleurs. sa tur bi neex na ma opération jubóo. comme opération jubóo la ndax am na ñu doon wax opération tuxu opération ñibbi mais ñun opération jubóo la ñu wax loolu nag loolu mënta ñàkk surtout si politique fu nekk rek département bu ne am na ay difficulté li waral difficulté yooyu mooy dañu génn ci élection bu particulière muy local gis nga déjà nee nañ parrainage bi nañ ko dindi parce que foofu da ngay gis kenn ku ne day bëgg te donte ay liste la ñuy déposé da ndax da ngay gis communes yu am 46 conseils ñii am 100 ñii am 66 donc maanaam ñi ñuy jël bëri na mais donte ñi ñuy jël bëri nañ da ngay gis ñu ko ëpp fu fay taxaw ne dañu war a dem te kenn ku ne fi mu wékk dama war a dem bi mooy am naa sama koñ ñoo xam ne man rek la ñu xamuñu sax président kon loolu bu amee fokk mu jafe buñ ci génnee nga gis ne dañu tànn kii bàyyi ma te kii maa ko gën a yay ñi ëpp fit sax dañu ne comme tànnu leen ma danaa demal sama bopp wan leen ne maa mën xam nga élection moom boo ciy dem ku la yee xaaju guddi ne la da ngay perte sax da ngay xeex ak moom parce que doo ko mën a gëm ndax processus bu yàgg la kon loolu buñ ci demee ba gis résultat yi mu nekk résultat yu mucc ayib ndax ci 557 communes yi nga xam ne juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar communes yi nga xam ne mi ngi biir Sénégal ñeenti téeméer yeeg ñett fukk yeeg juróom-ñaar wala juróom-ñetti communes yi ñun ñoo ko moom. waaye defu leen ay jéego ci ville yu mel ni Dakar. yooyu dinaa ci ñëw yooyu mën naa ci ñëw. te loolu mooy li nga xam ne dañu dem su Bennoo Bokk Yaakaar. boolewuma ci ñi nga xam ne ñëpp biir Bennoo la ñu dëkk demal seen bopp ñooñu daanaka mat nañ téeméer wala lu ko néew. kon ça veut dire tey Bennoo Bokk Yaakaar mu nga gën a consolider ndëgër laayam ci biir gox-goxaat mu am nag gox yoo xam ne fu mel ni Thiès. fu mel ni Dakar bi ma bokk fu mel ni Ziguinchor yu ñu perte tey boo demee Thiès boo xoolee li réew mi am ak suñu yeneen mbokk yi nekk ci coalition bi li ñu am boo ko boolee ñoo gañe Dakar aussi boo xoolee li nga xam ne moom la Bennoo officiel yi am ak ñeneen ñi nga xam ne biir Bennoo la ñu bokk te demuñu Bennoo loo ci boole ñoo raw fuuf kon ba tey ñoo majoritaire ci gox-goxaati maintenant li ñuy dem te mu justifier opération juboo boobu mooy ñi ngi dem législative du 60 personnes yooyu tànn du 50 2 la mbaa benn gën caa bari Dakar la 7 députés la am na Mbacké am na yeneen mbir te bul fàtte am na département yu bees yu ñu créé comme Kër Massar département yooyu député lay doon sax Kër Massar xamaguma ko xam naa ne ñi war a wax loolu dinañ ko wax mais ñi ngi ci xalaat ndax tey ñi ngi toll ci 165 députés 15 yi ci diaspora bi la wax nañ dañuy yokkaat naka lañ koy defee loolu xawuma ci dara mais li ma xam mooy département boo war a tànn ñaar mbaa benn dana jafe comme dana jafe nag président ne na njaboot gi yëpp tase ànd ci conférence des leaders u Bennoo Bokk Yaakaar na ñëpp tase ngeen toog waxtaan xam ne soxlay réew mi ak la ñu war a defal réew mi moo ëpp ñun ñëpp kenn ku nekk sa bëgg-bëgg donte bëgg-bëgg bu légitime la nag ndax politique moom ka ca ne rek di jukka daanu da nga bëgg am sa base te base ak nag li ko liggéey dafa metti kon loolu lu ñëpp mën a comprendre la ñu ñëpp mën a nangu la koo ci xañ rek day metti moo tax foog nit ñi nangul ko seen bopp te wax dëgg yàlla 46 départements mission Bennoo Bokk Yaakaar yëpp dem nañ. am ngeen njort bu rafet ci législative yi di ñëw en termes de résultats bien sûr. suñ ko tënkee ci 2012. ba léegi li fiy xew. njort bu weesu rafet la ñu am mënoo génn élection gagné plus de 80% ñuy dem législative ngay laam-laame
tey sunu borom di ñu defal xéewal yoo xam ne yenn yi depuis 60 ans ñu ngi koy xaar. Coupe d'Afrique bi xéewal la boo xam ne. yéen da ngeen koy boole seen bilan Coupe d'Afrique bi. mën nañ ko boole suñu bilan waaye peuple sénégalais moom bilan boobu. te peuple sénégalais bilan bi mu ci moom. mais dafa ne lépp jox naa baat bi président Macky Sall. kon tey buñ ne bilan président Macky Sall la ñëpp ci war a ànd ndax moom bi mu ñëwee ci wàllu encadrement rek. waxuma ci wàllu lu gouvernement bi def may féliciter le ministre Matar Ba. moom ak collègue am Ablaye Sow ak mboolem fédération bi Augustin Aliou Cissé ñoom ñëpp féliciter naa leen. mais waxuma en termes d'investissement d'encadrement d'accompagnement de préparation d'infrastructure li nga xam ne moom la état bi def gouvernement bi ci wàllu ngañaayu Lions yi. mais en termes d'accompagnement moral. li ci président Macky Sall def ñëpp ko war a rafetlu te ñun xamuñu ko woon yow xamoo ko woon man xaw ma ko woon joueurs yi seen bopp. ñoo toog ñoom Koulibaly ñoom Mané ñeneen ñi naan président def ñuy woo nga war a dugg match sa njiitu réew. yëkkati téléphone am woo la kañ la wax ak yow. mais loolu rek ma ne ñun dañuy waroon jël ndam li rek. tegal ko président te loolu la joueurs yi def. 30 secondes am na ñu nekk opposition ne dañu war a def une grande coalition de l'opposition loolu bu amee mbaar du indi. kon dañuy yeewi seen bopp ca fañ ko commencé woon yeew. waaye dégg naa ñu ne dañuy def grande coalition léegi nag loolu bu amee mbaar du leen indil ay jafe-jafe. du ñu indil jafe-jafe ndax ñun tamit am nañ suñuy feem. waaw d'accord xam nga législative yi soreetul moo tax Benno Bokk Yaakaar ci terrain bi. ñu ngi ci militant yi ñu ngi ci responsable may profité di nuyu sama mbokk Gosaas yi. ndax falaa demoon ñu def jëf ju rafet gis nga Gosaas. ñi perte ñëpp ak ñi gagné ñëpp dañu ñëw toog ne ñun kenn nañu ñor président Macky Sall bu xewlee soxla ñëppay bàyyi te législative yi ñun moomuñu ko président moo ko moom. moo ko moom nag na ñëpp bàyyi loolu laay ñaan suñu camarade yëpp ñu def ko ñu baalante joxante loxo ndax kenn ku nekk yaa ngi tooñ sa morom ci loo yëg ak ci loo yëgul ci loo tay ak ci loo tayul waaye nag comme yàlla dafa dogal boolewuñ suñu bopp moo ñu boole ndax xëy na ku doon tànn wala leneen sa xel mën na ne ci leneen mais moom moo ñu xiir ci lii comme xiir nañu ci lii nag nañu nekk benn say dëgmal élection législative yi ndax man de xawma keneen mais ñun waa Benno Bokk Yaakaar li xew mars yéene wuñ ko benn doomu Sénégal jërëjëf te xam naa ne ñi ëpp ci réew mi yéene wuñ ko seen bopp kon nag loolu dañ ci war a taxaw jërëjëf madame le ministre fii la ñuy yemandi ci waxtaan bi maa ngi lay gërëm di la sant ci sa teewaay mu nekkoon ab mbégte ànd ak yow ci waxtaan bi daan waxtaan politique daan waxtaan itam wàllu bilan 10 ans du président Macky Sall mu nekkoon madame Zahra Iyane Thiam Diop nekk ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire. jërëjëf Antoine kontaan naa ci Diop bi xam nga dañu ne li tax may faral di wax nañ ma sant le Diop laa sant. du gis nga fan yëpp ci Facebook bi ñu ne Assane Diop mooy sama borom kër. man de xaw ma ko soo ko xamee nga wax ma ko. ma may la exclusivité boobu. jeex na kon baax na maa ngi leen di gërëm di leen sant.